xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës tey jii la ñu waroon a àtte mbiri Pape Abdoulaye Touré waaye dàq nañu ko ba àllarba jëlee di dikk ndax wàllu wér-gu-yaramam ci fàttali moom la fi takk der yi wuli woon. mbas mi jamono ji mel na ni jël na tànki wëlbatiku tey ji ci junni nit yoo xam ni saytu nañu ko ñaar fukk dong ñoo ci amee wopp si amul kenn ku ci ñàkk bakkanam ña ca nekkoon ca Sowetaas génn nañu ca bët Saalum béykat ya fare foofa ca Janaba nekk ca diwaanu Sédhiou ndox ma moom moo nangu seen i tool ba yóbbee leen jural leen njàqare rax ci dolli seen diwaan boobee amul dara ci wàllu courant lu aju ci xibaar yi bitim réew dañ ci fas yéene ànd ak soxna Anna Rocha. Ana maa ngi lay nuyu ana lan moo ci gën a fës. di la fay bu baax a baax Papa Ngagne Ndiaye li ci gën a fës bokk na ci ca Bamako ajuma ji la ba ndaw prêter serment fas yéene doon njiitu réew Mali diruk benn at ak juróom-benn weer waat na ni dina xeex lépp lu jëm ci wàllu guerre ak yorin bu bon dal amagul ca Côte d'Ivoire loolee waral kuréel gi di CNDH tàmbali am tiitaange mu ngi woon ak parti politique yi ñu toog daal di waxtaan ca Paris tey ji ci suba benn Samba Boy moom moo daal di song ay nit ak i gànnaay bu rawatina paak gaañ na ci ñaar ci ñoom ci wetu daluwaayu Charlie Hebdo ba woon. jërëjëf Anna Rocha ñu ngi lay xaar nga yaatal ko ci xibaar yi digg njolloor gi lay doon ñu wëlbatiku ci soxna Soda Thiam lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi ana lan moo ci gën a fës gannaaw bi ma la nuyoo. di la fay Papa Ngagne Ndiaye daañu waxtaanee wàllum football ak kaddu yu njëkk yu portier international sénégalais bi di Edouard Mendy nga xamante ne nag wax na la mu nam ma def ak équipe am gu yees gi di Chelsea daañu waxtaanee itam ndoxteelu juróomeelu bëccëg bu Ligue 1 française naka noonu itam basketball ak AS Ville de Dakar mi nga xamante ne nag moom daal dinay ndar kàpp semaine am gu njëkk jëm ci wàccaayu saison gi nga xamante ni fas yéene nañ ko tàmbali weeru janvier atum 2021. jërëjëf soxna Soda Thiam yooyu itam ñu jox la daje fileeg diir bu gàtt lay doon lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coro News soxna Awa Mbaye lañ ci fas yéene àndal yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu ko jàngal gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaan nag di dogal bi président de la république jël ci joxe suuf gi ci réew mi décret boobu dinañ ko càmbar ak ñu jàpp ni seen xam-xam màcc na ci mbokk yi nes tuut incha allah ñu dikkee ak yéen ci yaataluk xibaar yi. Papa Ngagne Ndiaye. dañu koy dooree xibaar yi ak atep Pape Abdoulaye Touré àllarba lañu ko dàq sabab bi nag mooy yaramam moo jagadi loolu moom moo ko waral ci certificat médical bu fukki fan ak juróom boo xam ne ay docteur am defal nañ ko ci fàttali nag moom la fi takk der yi làppoon daanaka ba mu xaw a dem sil xafaar dañ ciy déglu kii nga xam ni moom mooy avocat am maître Khoureychi Ba am na ci lu mu dénk Georges Déthié Diop. procès bi amul parce que Abdoulaye Touré comme dafa amoon ay métit yu bare ci problème mu amoon ak GMI ko dóor mais ñu defal ko certificat médical docteur bi ne ko di mu gis daal mooy foog mu noppalu ko fukki fan ak juróom xale bi jàmbaar la sax dafa naroon ñëw tey mais ma ne ko non c'était pas bien parce que ñu ko gisee rek bërki démb mu ngi suux gis na ay éléments yi mu envoyé aussi mu ngi soox woon ma programme bi mu amoon tey li ma waroon def yëpp ma ne ko non li rafetul parce que aussi bu dee da ngay suux gaañu nii ba médecin bi gis ko ni la noppalugul da nga war a noppalugu tribunal mën na comprendre loolu da ngay il suffit ñu jël certificat médical bi jox ko tribunal ak procureur bi du ñu def difficulté effectivement defuñu benn difficulté comprendre nañ situation bi renvoyé nañu affaire bi kon pour àllarba bi di ñëw fanweeri fan ci weer bi le 30 incha allah ñu plaidé ko yaakaar nañu dana ñëw soobee yàlla bu tanee te rafetuloon muy ñëw di soox ñëw ba ci baar bi di soox ak yooyu ñëpp di ko gis loolu mën na ñàkk daal waaw donc moo tax ñu ne na bàyyi comme xale bu góor la fii léegi le 30 incha allah mën na am mu tane mu door a ñëw. mbootaayu fippukat yi nag di ñoo lànk ñoom ne ñu dañoo bëgg a def benn dànk bu ko defee aar li ñu bokk ànd ci ak ñoom doy na itam nag noonu loolu nag ñi ngi xool naka lañ koy defee ci seen biir waxtaan yi tàmbali nañ ko Mourtala Seck mu nekkoon ganu RFM matin moom nee na loolu mooy seen yéene ndax xeex bu aju ci wàññi li di courant bi dafa war a am ñu déglu ay kàddoom. bul xeeb libération Guy Marius Sagna parce que xeex la woon boo xamante ni ñëpp teg nañ ci seen bët te defoon nañ ci li war waaye nag ci diggante bi boo gisee li tax tekki gi ba ñu amee ndam
am ci libération boobu ba bare électricité bi mënuñu ci woon quantité wax dëgg yàlla boo seetee pandémie bi daf ñu dab bi mu ñu dabee nag ñu ne woon dañuy cesser toute organisation bu ñuy def dinañ toog arrêté suñu lépp ngir mën a jàkkaarloog feebar bi ba mu jóge fi loolu moo waraloon tey suñu tekkaaral gi lii nag nga xam mooy électricité bi bàyyeeguñ ñi ngi xool nu ñuy gën a mën a organiser woo jël voies yi ñu war a jël ba électricité boobu ñu wàññi ko wàññi boo xamante ni askan bi dinañ ci gën a gis seen bopp mais bàyyeeguñ gën a mën a toog ak autorités yi en même temps def suñu ay proposition bu ñu demee ba proposition yi aboutirul nag bu ko defee ñu delluwaat ca lañ nekkoon ba xam ni lii kat lii rek moom moo ko mën a wàññi mais ñun duñu bàyyi combat fii ak combat yooyu boobu jeexul ñoo lank ngeen bëgg ko gën yaatal di wax waxi fusion loolu la na ak ñan waaw loolu la ñi ngi koy waajal loolu ñi ngi ci bu baax a baax parce que après assemblée générale bi ñu defoon ñi ngi waajal fusionné wu ak lu mel ni aar lu ñu bokk jot na ak duutul organisation yoo xam déjà ñoo lànk mouvement kii coalition d'organisation la bu bëree bëri déjà moom ëmb na ay organisation yu bëri kon donc ñi ngi waajal def ak ay coalition ak yeneen mouvement yi fi ne pour gën a mën a xeex lii fi ne ci suñu Sénégal gii ba Sénégal gën a jëm kanam fusion boobu kaña dans les plus brefs délais ci bés yi di ñëw di ngeen ci am lu gën a leer bu neexee yàlla. kuréel gi ëmb étudiants yu ENDS muy kuréel gi ëmb ñooñ jaay étudiants yu yëngu ci wàllu santé ñoom nag am nañu leen naqari lool ndax seen examen yi ñu defoon bu yàgg ba léegi résultats yi day doog a génn loolu am na juróom-ñeenti weer te loolu nag bari na lu mu leen yàqal loolu nag la ñu xamle nag ni rafetlu wuñu ko rax ci dolli am na leneen loo xam ne tam ñi ngi koy sàkku mooy fexe ba yeneen examen yi nga xam ni war nañ koo def ñu waajal ko ci nu mu gën a gaawee lu ko mooy dinañ leen dégg Elimane Fall kenn la ci ñoom amee seen kàddu am na lu mu dañoo def examen boo xam ne moom moo waroon sanctionner suñ ñett at de formation moo nekk examen de certification biñ ko defee nous avons remarqué que pour nombre boo xam ne 3000 la ministère de la santé ñi nga xam ne ñoo organiser examen bi toog nañ diiru fukki weer balaa ñoo génnee résultat définitif yi démb li ñuy wax ministère de la santé mooy ñu organiser ci première quinzaine mois d'octobre bii deuxième session yi examen bi wu noonu mooy rattrapage bi ba pare ñu ngi exiger également au ministère de la santé ñu jox ñu date exacte ci suñ petit frère ak petite sœur yi nga xam ne dañoo war a def examen de certification ñoom it kañ lay doon parce que ñun mënatuñ accepter li ñu dund ñoom ñu dund ko parce que ministère de la santé biñ ko bëggee noppal dañ ko ne amoo compétence appliquer loi bi ñun enseignement supérieur la ñuy def yow mënoo gérer étudiants yi def enseignement supérieur parce que yow sa personnel ña ca bëri BFEM lañ am personnel paramédical bi ka ca gën a tuuti diplôme am na bac mënoo ko gérer jox ko ministère de l'enseignement supérieur d'autant plus que école de santé yëpp privé comme public bu ci nekk mën na am accréditation ANAQ-Sup ñu leen di wax ne li leen ko teree def mooy établissement privé yi nga xam ne dañuy déposer xaalis bu ñuy def examen de certification étudiant bu nekk bu joxee 30 000 francs vous imaginez plus de 3000 étudiants mënatuñu ko nangu li ñuy wax nag mooy première quinzaine du mois d'octobre dañ leen wax nañ ko organiser buñ ko organiser wu dinañ wàcc dans la rue comme ñoom loolu la ñu xam. ñeneen ñuy ñaxtu liggéeykat yu Grand Moulin bu Dakar ñoom toogandaayu ñaxtu la ñu amoon ca buntu bërëb ba ñuy liggéeyee gannaaw grève boo xam ne itam tàmbali nañu ko li ñuy ñaxtu mooy seen ay nattaango yu ñu dàq te teguñu ko fenn ñoom liggéeykat yu Grand Moulin bu Dakar. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. coronavirus bi di mbas mi mel ni lu jël tànk yi dellu ginnaaw ayubés yi ñu gis yëpp nag yi ñu dund yëpp daanaka nemmeeku nañu ne lii di jàngoro ji mi ngi deltu ginnaaw waaye tey moo ci rawati ndax ci junni nit yoo xam ni testé nañu leen xool leen ñaar fukk ñoo ci amee jàngoro ji loolu la ñu nemmeeku ci loolu itam am na ci ñoo xam ni nekkoon nañu Sowétas waaye génn nañu kenn ñàkku ci bakkanam itam docteur Mamadou Ndiaye indi na ci ay leeral moo amee kàddu gi ca ministère de la santé. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk test yi ñu def. ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñaari cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom yu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Bignona am ci benn Cambérène benn Centenaire am benn Dakar Plateau am ci benn Joal am benn Kër Massar am ci benn Mbao benn Wokam benn Pikine benn Richard Toll benn Sicap Dieuppeul benn Sokone benn Thiadiaye benn Tivaouane benn ak Yoff am ci benn juróom-ñeent fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukk ak juróom-ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bésu démb alxames
ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñett téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent cas positif mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak juróom-ñeent téeméer ak fukk wér nañ si ñetti téeméer ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ca bët Saloum lañ jëm foofa ca dëkk bu ñu naan Janaba ma nga nekk ci région bu Sédhiou foofa nag daanaka dara amu fa waaye ren gi dafa gën a metti ci ñoom ndax lii di mbënd mi dafa nangu seeni tool dañ ciy jokkoo ak Max Euclide Kamfani. ay fukki hectare leen ndoxu taw bi nangu ci commune Janaba ab mbënd bu dabb bërëb béyukaay yooyu nga xam ne yàqute bu ñu nemeeku ci digg Antisel barrage Diopkounda ak it barrage boobu sax te lu ko waral di ndoxu taw bu bëri bi Ablaye Kébé mooy maire boobee commune. suñu nekkee nii kay ay suñu rizières yi suñu faro yi ndox yi jël nañu presque 60% lépp yàq nañu suñu culture yi fu ñu toll nii loolu kay dinañu indi jafe-jafe su dund bi. mbënd bu ñu nemeeku ci bërëb béyukaay yooyu sax mun na indil ay gàllankoor askan wi maire bi di sakku ci état central bi ñëw wàllu si askanu béykat yooyee. ñaan si gouvernement yi ñu bàyyi xel sama population yi parce que sona nañ ak ndox bi ëpp nañu dund bi peut-être mënul dépasser même 3 mois parce que ay 60% des rizières yëpp yàqu nañu ñu nekk si inondation suñu barrage tamit yàqu na vraiment loolu kay il faut que gouvernement yi bàyyi xel suñu population yi. beneen ci jafe-jafe bi sonal askan bu yeewoo ci commune boobee di ñàkkum courant bi ab mbëbët bi askan woowee yàgg di joytu rawatina ñu féete ci axe pakaaw bi sëpp te bu léegi mun ñu si am saafara di ñaawlu maire bi Ablaye Kébé. loolu kay wax nañu ko waxaati nañu ko si gouvernement yi parce que tey affaire courant yi du affaire noos mais affaire liggéey la tamit parce que suñu zone bi axe pakaaw yi depuis Carrefour Sitaba ba Kolda amuñu courant léegi vraiment nañu ñaan encore gouvernement yi ñu dimbale population yi pour ñu mën a am courant dans un bref délai. ci noonu sax maire commune Janaba gis ni jot na kilifa nguur gi di gaaw ci saafara jafe-jafe askan wi féete ci axe pakaaw boobee tax ci wàllum koom gogoxaat yooyee mënuñu jëm ci kanam Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max jërëjëf dañuy dem fekki Aminata Goudiaby ca Fatick ñi nga xam ne nag ñooy waa Fatick gare routière bu baax la ñu amul ba fa nekk xat na nawet bi ñëw gën koo yàqati loolu tax na ba mairie ba nag waxtaan ba xool naka la ñuy mën a def ba yàqali ko yaatal ko ci conseil municipal lu toll ci juróom-ñaar fukki millions génn na fa ci war a dugg ci li nga xam ne moom mooy liggéeyub gare routière boobu maire ba Matar Ba dañ ko déglu ak Aminata Goudiaby. dañu am téeméeri million ak fanweer ak ñett yu xam ne ci PACASEN la jóge projet bu am solo bu président Macky Sall teg pour accompagner communes yi bi ñu ko jëlee nag te ñu xalaat ne gare routière bi jafe-jafe la ñu jël juróom-ñaar fukki million teg ko côté bale pour que ñu mën a defar li nga xamante mooy gare routière bi loolu nag waa ARD ñu ngi ñu ci dimbale muy ingénieurs yi pour xool nan lañ koy defaree ba gare routière bi dootu mel ni mu war a mel mais loolu du solution définitive parce que Fatick day màgg dëkk buy màgg nag infrastructure yi day dem ba nekk lu tuuti moo tax ministre Omar Youm nga xam moo yor transport service am yi ñu ngi liggéey ak ñun pour ñu amaat beneen maquette boo xamante ne su boobaa dinañu def beneen gare routière bu mag xam naa ne nag comme Fatick suufam moom jeex na presque li ñu war a def moom mooy giseek Ñaaxar wala Diouroup pour xool fan la ñuy amee surface boo xam ne dinañ def gare routière bu gën a mag bi gën a mucc ay def nañu it fanweeri million pour yóbbu courant bi fi mu yeggul parce que am na fu bari ci dëkk bi amul courant te war naa am courant. dañuy wax lu aju ci wàllu baie de Hann foofu nag lu mat ñaar fukki at ak ñaara ngi ni ñu am ci jafe-jafe di sàkku lu ci indi saafara waaye nag mën nañoo jàpp ni saafara gi dikk na ndax agence française bu développement muy AFD ñoom ñoo ci fas yéene dugal lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards programme bi ni ki tey ji la ñu ko tàmbali boobee liggéey foofa ca Hann dinañ ci dellu si ak suñu ay natango ñu dem fële ca banlieue ba ca Pikine Nord ca quartier bu ñuy wax Daaru Xuddoos am na fa benn kër boo xam ni daanaka mi ngi ci màggat ba xob bi daas ku deful ndànk sax mën naa daanu ci askan wa loolu nag tax na ba ña nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee tiit nañu di sàkku ñu leen ci indil wallu ndongoka lañ ci àndal.
ci suba tey ji Ibrahima Ngom utewul ak ku jaaxle butéem yi nag mu daal di koy teg ci kër gi nu sësal rëkk te nekkee nag fii ci Pikine Nord ci quartier Daaru Xuddoos mu doon kër goo xamante ni benn étage la ñu daal di koy bandonné waaye fa mu toll ci màggataay daal di jéggi dayoo. depuis bi ñu fi dëkkee ba léegi tabax bi mi ngi daanu di wàcc dañuy tëdd ba guddi sax bon dégg ko muy dal am na benn bis ba nga xamante ne si côté bi ma dëkkee nii dal na ba bën na sama ardoise miir bi day fàq dal bi mi ngi wàcc léegi miir bi moom moo ci des day daanu comme ça. moom borom njaboot gi ni li ko teree nelaw jamono ji mooy bâtiment bi nga xamante ni saa su ne mën naa wàcc nag ci seen kaw. da ngay tëdd des fois bu guddi même des fois bëccëg sax day wat tamit ni R+1 la et puis bâtiment bu ngand tiim ñu comme ça. moom Ibrahima Ngom ak njabootam xam ne nag nekkatuñu ci kaaraange ndax kër gi nga xamante ni moo leen tiim te saa su ne mën naa daanu ci seen kaw fu ci nekk nag daal dee xàppatiku lii di fer bi nga xamante ni moo téye dal bi daanaka jàppatul sax nag lu daal dee bari. fer bi sax dafa dañ gisoo fer baa ngi nii da ngay gis ni affaire yi day wadd boo bëggee dégg-dëgg fii moom ku gis ni nga xam ni risque la ñu tiimee nii risque la vraiment risque la quoi. moonte ni bii mooy ñaari yoon nag Ibrahima Ngom di yëglu ndax lu ko jiitu jot naa waxtaan ak kii du maire commune bi ci mbir mu ni mel. maire Pikine Nord bi la moom moo couvrir fii dem nañ ba foofu waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee moom mën nañ bind aussi même bi ñu bindee aussi boobu ba léegi répondre ci ça fait des mois avant nawet bi ba léegi. ñun daal ndimbal lañ ci ñaan wut ku ñu ci jàppale ñëw wàcceel ñu kër gi ñu mën a tëdd nelaw quoi tranquille quoi. Ibrahima Ngom ak njabootam ci njàqare di xaar nag seenu meeru gox daal dee yëngu waaye fu mu nekk nii ñu daal dee ajandi seenu nooyi di xaar seen njàqare ngir xam kañ lay daal dee faase Ndonga Ka Pikine rajo Futur Media. jërëjëf Ndongo Ka ñu wax ci wàllu jën ku nekk nemeeku nga ni jamono ji jën moom jafe na lool ci biir réew mi loolu nag tax na ba ñi nga xam ne ñooy bateau yu mag yi napp jën te nekk ci biir réew mi ñoom jël nañ ci ay matuwaay jàpp nañu daal léegi jën yi dootu jëgaane bitim réew dinañu xool laataa ñu koy jiggi yóbbu bitim réew li ci askan wi soxla ñu ba ko fi Aliou Thiam kenn la ci ñoom am na ci lu mu dénk Abdou Diouf Diagne ñu déglu ko. dañu ñëw répondre l'appel du ministre de la pêche et de l'économie maritime monsieur Alioune Ndoye mi nga xam dafa am problème ci marché bi ni mu manqué jën mu wooñu nañu comment faire pour approvisionner le marché local bi mu doon loo xam ne initiative boo xam ne c'est une première ñu ngi koy soog a gis ci ministre de la pêche mu dem ba xool dëkk bi amul jën mu ne nañu woo acteurs yi pour ñu xool comment habitailler le marché mu doon lu ñu rafetlu ñëw répondre favorablement nag ci appel boobu wan ko ne ñun armateurs yi ñu doon pare nañ pour stock yi ñu yor ak suñu bateau yi ñëw lépp lu ci am la moitié ñu stocké ko li nga xam ne population bi doon ko soxla ñu jox leen bu soobee yàlla askan wi ne seen xel dal xam ne ñun armateurs yi borom bateau yi ñu yor lépp lu nga xam ne sénégalais yi soxla nañ ko dinañ ko jël jox leen ko dina gàllankoor mais sa réew da koy jar quand même il faut nga sacrifier wu pour sa réew bon peut-être li ñuy jaay à l'extérieur mooy ëpp mais dañuy jar ñu sacrifier suñu population mu ñu ëppal solo ñu fexe suñu marché bi ñu am jën parce que mënuñu jël aussi di enrichir ba pare suñu population di axi président de la république dafa ne lu ñu am suñu population mun ci jëriñu mënuñu jël jën bi aussi di ko yóbbu à l'étranger te suñu population soxla ko. RFM bitim réew. ana damay dellu nuyu la. dellu di la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbalee ca Mali mu mel ni nag transition bi ubbeeku na war a am lu toll daanaka ci at ak genn wàll. waaw tey jii la door transition boobule ak njiitu réew Mali bu bees di Bandaw mi nga xamante ne mu ngi doon def prestation de serment bi cérémonie bi sax ni koy sànq boori midi la daal di jeex foofee ca Bamako daal dina yëkkati ay kaddu moom Bandaw njiitu réew Mali bu bees gi nee na daal dina def kent lay kattanam ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu guerre ci réewam nee na itam dina fexe daal ba yore réew mi ci anam yu jaar yoon Bandaw daal di diggéene itam dina fexe ba daal système yi nga xamante ne moom la fekk foofule mu daal di ko dàkkal mooy système mu Ibrahima Boubacar Keïta. dañuy dem ci Côte d'Ivoire foofa kuréel gi ñu fa samp nag ngir mu dox fa tànki jàmm moom mel na ni xelam dalul. CNDH conseil national des droits de l'homme waral mu woote ñi nga xamante ne ñoo sekk langue politique gi foofee ca Côte d'Ivoire ñu daal di toog ubbi ay waxtaan mu daal di xamle ne itam mu ngi sàkku ci yoonu ubbi ab enquête ci fitna yi nga xamante ne ñu ngi koy lam-laamee foofee ca Côte d'Ivoire yeneen di leeral ak Sode Thiam.
conseil national des droits de l'homme nag daal dinay xamle ci ab communiqué gannaaw ba mu dajeek responsable yu parti opposition bi naka noonu itam ñi nekk ci nguur gi daal dinay wane njàqare gi nga xamante ni am na ko ci situation sociopolitique ba nga xamante ni ña ngi koy nemmeeku foofee ca Côte d'Ivoire te ci loolee nag ñoom ci seen gis-gis ragal nañ mu daal leen di dugal ci ab guuta waaye itam jalgati ak yelleefu doomu aadama ci loolee itam gis na ni bëri na ay militants yu nekk ci opposition bi ak ay ONG yoo xamante ni dañ leen di tegub loxo ci weer yi ñu génn ci noonu nag moom moo tax CNDH di ñaan rek ñu daal di def seen kéem kàttan ba daal di aar askan wi waaye itam fàttali la nga xamante ni moom la dëkk bay doxee ci noonu nag il faut que ñu daal di jaar ci ab waxtaan goo xamante ni si dina leen mën a génnee ci guute gi nga xamante ni ci nañu nekk loolee yëpp nag la ko waral rek moom moo di dañuy daal di ragal la nga xamante ni moom moo amoon ci présidentielle atum 2010 mu daal di amaat foofee nga xamante ni nag lu toll ci 7 junni doomu aadama ñàkkoon nañ ci seen bakkan te gis nañ sax ni ci yoon woowee nañu nekk depuis ba nga xamante ni kii di président Alassane Ouattara dafa daal di annoncé lii di candidature am jëm ci présidentielle yi ñu jëm te foofee sax gis nañ itam ni am na lu ëpp fukki doomu aadama ak juróom yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci weeru août gi ñu génn. ana dañuy dem ca France foofu moom am na cong gu fa am gu metti foofu ca Paris. waa benn Samba Boy moom moo daal di attaqué ndiki tey ji ci suba ay nit mu ngi amee fu soriwul dara ak daluwaayu Charlie Hebdo ba woon ñaari nit kon ñoom ñoo ci daal di jëlee ay gaañu di ay nit ñi liggéeyee ca agence de presse bi ñu naan première ligne am na benn suspect bu ñu teg loxo bu ñu sukkandikoo ci préfecture de police ba école yi nekk ci bërëb ya daal dinañ leen tëj parquet national antiterroriste moom nee na daal dina ubbi ab enquête pour tentative d'assassinat kon Papa Ngagne fi la ñu yem ci xibaaru Bitim Réew yi. jërëjëf Anna Rocha ñu gërëm la bu baax fas yéene di ko dal nag ci xibaar yi tàggat yaram yi nar cee ànd ak Soxna Soda Thiam. RFM Sport. Soda ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. football lañu koy tàmbale ak góolu Sénégal bi di Edouard Mendy moom nag clubam bu bees bi xamle na yéene bi mu fa am. yéene bi mu fa am nag moom mooy def kem kattanam rek ba daal di fay réussir waaye moom tamit Edouard Mendy bëgg na di gën di wéy di progresser ñu teewlu kàddu yi nga xamante ni nag yëkkati na ko mu di ay kàddoom yu njëkk mu may interview woowee nag site ba nga xamante ni site club ba nga xamante ni fa la nekk jamono ji di bu Chelsea ñu teewluy kàddoom. J'ai décidé de rejoindre Chelsea parce que c'est un très grand club. lu tax ma ñëw Chelsea c'est parce que équipe bu mag la am na tamit histoire ndax ci dolli équipe bi wane woon na bu baax a baax ni daal daf ma bëgg loolu tax ma jàpp ni daal fii mi nekk jamono gi mooy li gën ci man ngir ma mën a progresser Angleterre nag ambiance bi moom ci stade bi mu jéggi na dayoo waaye malheureusement xam ngeen ni jamono kii daanaka stade amul benn supporter ndax coronavirus bi jeu nag Chelsea mooy foog nga am ay ambition yu mag a mag ndax at gu ne Chelsea dina jeu li nga xamante daal moo di titre championnat d'Angleterre léegi nag défi bu nga xamante ni daal mooy défi bu mag bi pour man mooy ma d'abord adapté wu ci championnat bi ndax wute nag championnat bu France bi nga xamante ne foofu laa daal di jógee bu ko daal defee ma continuer sama progression ci équipe bi ak itam équipe nationale ba pare daal di gagné jeu Chelsea moom leneen rek la war mooy gagné am ndam. Quand on joue dans un club comme ça, l'objectif c'est de gagner. mu ne woon Edouard Mendy ay kàddoom nag Cheikh Tidiane Diagne moo ko daal di tekki ca Maroc 128e derby bi doon dox ci diggante ñaari club bu capital ba di Wydad ak Raja dañoom ñaar dañoo daal di mujjee tembo ku ci nekk nag dugalul sa morom dara jongante googu nga xamante ni nag ñëpp ko daan xaarandi gis nañ ni que ni démb dafa daal di am ci anam mu nga xamante ni nag lii di mbas mi moom moo leen ko daal di imposer ci loolee dañuy teewlu rek kaddu Jamal Wala ma di ab journaliste sportif bu nekk ci chaîne publique bu Maroc moom nag suñu natango ba nekk ca Maroc di Khadim Mbaye suñu correspondant moom moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko. L'origine de ce match nul, eh bien, c'est déjà le fait. Li tax nag match bi nul bokk na ci xam naa ñaari équipe yi préparé wuñ ko bari na ay remplaçant ndax titulaire yi ci bari dañoo amoon ay gaañu wala boog ñu nekkan ci jafe-jafe yoo xam ni mënuñu woon ñëw football si leneen li moo di ñi nga xam ni moo di championnat bi dafa am ci jamono ju métti rawatina jamonoy mbas mi teyit nag ñu mën a seetluwaat ni équipe yi boo xoolee dañoo
sàgganan ci seen jeu te it ñoom ñaar ñu gën a xamante jëm ci li nga xam ni moo di faiblesse yi jëm ci force yi aussi laaj bu mujj bi mooy li tax nit ñi ñëwuñu seetaan si est-ce que loolu am na njeexital ci match bi dëgg la kay am na ci njeexital ndax boo xamee jongante yu mel ni di nga xam ni jongante yi day soxla lu mel ni mbooloo spectateurs yi bu ñu ñëwee day tax joueurs yi di gën a joxe lépp lu ñu am mais xam naa joueurs yi bi ñu geesoo gisuñu kenn loolu manqué woon na leen rawatina nag ci match bu mel nii di ab derby. soo de ci wàllu football la ñu des ndax Ligue 1 bu France te lu aju ci juróomeelu journée bi tey ajjuma ji lañ ko fas yéene amal. tey jii dañ koy tàmbali ni ñu ko waxee noonu la ak benn jongante képp bu 19h jotee diggante Lille lay doon ak Nantes waaye nag niki ëllëg ci samedi ji Saint-Étienne dina am ki di Rennes Marseille di am ki di Metz Paris Saint-Germain mi nga xamante ni nag moom moo teg loxo ci li nga xam ne moo di titre bi moom nag dina wutali fekk ji Reims ca Allemagne ñoom nag dañuy daal di enchaîner ak seen ñaareelu bëccëg niki tey ji ci aljuma ji bu 18h30 jotee Hertha Berlin dina am Francfort Dortmund nag moom dina fekk ji niki ëllëg kii di Augsbourg champion en titre bi di Bayern Munich mi nga xamante ni niki démb dafa daal di jël lii di super coupe d'Europe bi moom nag dimanche dina daal di fekk ji kii di Hoffenheim. ñu wax ci wàllu basket AS Ville de Dakar daanaka bouclé na première semaine am ci wàccaay yi ñu doon amal mu aju ci 2021. mu ngi noonu gannaaw juróom-benn weer bu ñu ko toogee nag amaluñu benn activité équipe féminine bu AS Ville de Dakar nag niki lundi la ñu tàmbali woon seen wàccaay jëm ci saison gu yees googee li ñu gis foofee nag moom moo di effectif ba nga xamante ni moom nañu yoroon niki daaw moom nañu daal di tàmbalewaatee ak wàccaay gi ci loolee ñu teewlu ci calendrier tàggat di Ousmane Diallo. liñ ci mën a jàpp mooy parce que boo xoolee dañu arrêté ça fait juróomi weer ñu arrêté basket donc ñu war a reprendre pour une saison bu bees ñu war a dellu ci saison bu bees mooy 2020-2021 donc commencé nañu reprendre nañu suñu entraînement à partir de lundi on ñu ngi ci semaine bi la ñu defagum une semaine d' entraînement mais entraînement préparation physique la hivernale la donc on a un préparateur boo xam ne moom mooy def liggéeyam pendant un mois balaa ñuy reprendre ci terrain basket bi pour partie basket bi li ma ci war a wax mooy xale yi ñëw nañu reprendre nañu ensemble avec ak groupe bi effectif bi donc ñu ngi liggéey ak le préparateur physique pour préparer la saison bu bees bi di ñëw incha allah. date bi nga xamante ni moom nañu proposé ngir tàmbaliwaat saison bi est-ce que arrangé na leen yéen entraîneurs yi. par rapport ak proposition bi fédération def pour date démarrage bi je pense que lu baax la parce que toog nañu juróomi weer donc presque juróom-benni weer il faut que ñu am may équipe yi ñu mën a préparer wu pour defaat saison bu bees donc bu ñu amee ñaari weer wala ñaari weer ak genn wàll pour mën a préparer wu ñëwaat démarrer saison yaakaar naa ne lu baax la disposition yooyu ñu jël lu baax la pour démarrer 2 janvier. est-ce que jamono ji ci AS Ville de Dakar am ngeen ay joueuses yu yees ak ñoo xamante ni dem nañu. non fi mu nekk nii moom amuñu benn recrue amuñu benn départ effectif bi ñu yoroon moom la ñu démarrer commencé di liggéey pour le moment incha allah moom la ñuy liggéeyal. mu newoon Ousmane Diallo kon di kay tàggat équipe ñeel jigéen ñi bu AS Ville de Dakar di équipe boo xamante ni nag Papa Ngagne bokk na ci club yi nga xamante ni ñoom ñoo teg tànk ci li di championnat ñeel jigéen ñi ci basketball fii ci Sénégal. jërëjëf soxna Soda Thiam mbokk yi mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi dañuy daal di dikk dal ci xibaar yi mbas mi Coro News ak soxna Awa Mbaye. Sénégal ci takku bis bi li ministère de la santé fësal ci xibaar mooy lu toll ci 20 nit ak ñett am nañu jàngoro yi coronavirus kenn ñàkku ci bakkanam feebar bi nag fi mu toll fii ci Sénégal daanaka ci dëkk Afrique yu bari noonu la fa mel ba tax kuréel gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ci àdduna bi wërngal këpp di OMS di sampu laaj ci continent africain bi ni muy dundee feebar bi ak ñeneen ñi bokkuñu ndax lim bi fii la gën a woyofee bu baax OMS nag ne boo xoolee benn xeetu virus bi mooy circuler Afrique ak Europe kon mënuñoo wax ne dangaru virus bi feneen la ëppee doole laaj woowu la OMS samp ba tax mu bëgg cee indi ay xeltu jëm ci confinement bi yenn réewu Afrique yi teel a jël wala sax Afrique population bi seeni at wala beneen jàngat jëm ci épidémie yu bari yi nga xamante ne am na fi ba doomu Afrique yi gérer ko ba mu raaf gannaaw loolu ñu dem ba ca États-Unis yër siifiri xool ne jàngoro ja am na fa doole bu baax ndax ci benn bis képp lu toll ci 40,000 ak juróom-benn am nañu doomu jàngoro ji Amérique tey lu ëpp juróom-ñaari millions ngi nit recensé nañ leen ci ñi amee Covid-19 bu nekkee ci Europe nag lu toll ci juróom-ñaari dëkk Espagne Roumanie Malte Bulgarie Croatie Hongrie
ak république tchèque nafa mbas ma di lawee tax ba boroom xam-xam yi tiit ne limu ñiy faatu dina bari loolu ba jaaxal leen lii centre européen de prévention et de contrôle des maladies moo ko xamle ba noppi nag ci situation boobee nag Union européenne ne dëkku Europe yi nañu fexe ba lépp loo xamante ne jël nañ ko ci dogal nañu ko gën a taral nu mu gaaw balaa ñuy dund ñaareelu vague ci mbas mi ci noonee ca France sax tolluwaayu feebar bi mi ngi wane ne fukki junni nit ak juróom-benn am nañu ko te loolu ci benn bis képp la juróom fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan maire bu Paris di Anne Hidalgo wax na ne tëj baar yi bu weesoo 10 heures ci guddi ak itam salle sport yi li ko dalee altine doon na dogal yoo xamante ne jafe naa comprendre rax ci dolli bépp mbooloo mu daje bu ëpp junni nit dañu koy tere te loolu tournoi tennis bu mag bi ca France ca la bokk di Roland Garros war a door dimanche ji ñu dëgmal. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu jàngal yéenekaay yi. jërë ngeen jëf maire mu Macky Sall merati moom la journal L'Observateur xëy weerati ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne maire mi ngi ko mer keroog alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar ci ndajem secrétariat exécutif national bu parti bi di APR ndaje ma ci vision conférence la woon waaye borom parti bi di Macky Sall dem na ca banaan responsable yi parti bi amuleen rusukaay li jur maire mi L'Observateur nañu moo di bi ministre Abdoulaye Badji mi yore koppari parti bi jëlee kàddu gi di leeral fa cotisation yi toll ca la waxee ne li ci keesu parti bi matul benn million ndax dafa am ci parti bi ay responsable yu dul nangoo cotiser loolee nag moo merloo Macky Sall ndax ci parti bi responsable ya ca nekk mat nañu juróom benn fukki responsable cotisation yi ñuy war a def weeru nekk mi ngi tàmbali ci ñaar fukki junni jàpp téeméeri junni mi ngi dépendre ci responsable bu ca nekk ak responsabilité yi nga am ci biir parti bi Macky Sall gis na benn million bi ñu ne ci la cotisation yi parti bi toll loolee jaaduwul gàcce la sax ndax lu mu bon danañu soxla weeru nekk juróom benn million ngir soxlay parti bi borom parti bi di Macky Sall doo nit président de la République bu Sénégal Soleil national xibaar nañu ci xëtamu njëkk ne ma nga woon démb ci réewum Guinée-Bissau président bu Guinée-Bissau di Omar Sissoko Embalo moo ko boole woon ciy ganam ngir ñu màggal ñeen fukkeelu indépendance ak juróom-ñaar bu Guinée-Bissau Soleil national nañu ba mu demee président Embalo sargal na ko bu baax a baax muy moom président Macky Sall ak président Mouhamadou Buhari ku ci nekk ci ñoom tudde nañ la ab avenue ci Guinée-Bissau avenue Macky Sall am na ci réew ma réewum Sénégal gornoor yi fi nekk Macky Sall dooleel na leen anki dina kay moo ko bind ba dolli ñu ci ne doole ji mu leen dolli mi ngi jëm ci joxe suufas réew mi fare ci domaine national bi léegi ku bëggati suuf ci domaine national bi la nga ca bëgg bu weesoo juróom fukki hectare gornoor rek moo mën a approuver délibération bi la Sénégal nañu Macky Sall def na ko tuba yi paate képp ci bolle summi na élu yi solal nommé yi témoigné jàngee ci dogal bi ne président mi ko jël surveiller conseil municipal yi di leen mayi gët ba duñu defati lu ko ump loolee la ci jublu léegi domaine national bi bu ci nit bëggatee la nga cay bëgg am na nu muy toll il faut que délibération ba préfet wala sous-préfet wala gouverneur moo koy approuver muy soog a mën a jaar ci yoon bu ñu moytuwul dana am yoon ca la xew ca SAR di société africaine de raffinage Le Quotidien bind ne kër ga ma nga ca tension bu rëy conseil d'administration bu kër ga moo bëggoon a amalum ndaje démb ngir samp membre yu yees yi war a nekk ca conseil ba waaye Xaadim Ba mi ne woon président conseil d'administration bu SAR te ñu tëbal ko la ñu ne moo fa yebal ay nervi ngir ñu tere ndaje ma am fa bi coow li tàmbalee jolli ca la directeur général bu SAR di Serigne Boub wooye ab huissier ngir mu defal ko constat bi Les Échos nañu tàngoon na jër démb ca société africaine de raffinage ne Xaadim Ba ak Samuel Sarr la ñu ne ñoo tere ndajem conseil d'administration ba kii di Xaadim Ba yéenekaay bi nee nañu la mu bëggoon mu di ñu reporter conseil d'administration ba boole kook baayam akub avocat yi bëgg a doon administrateur yu yees yi teewal Locafrique ci conseil d'administration bi loolee ñu gàntal ko Les Échos nee nañu bëgg-bëggam yooyee tribunal faro ko ci da koo débouté source wa nañu la xew démb ca SAR société africaine de raffinage kenn mësu koo gis ay nervi yu ñëw taxaw ak seen doole ne conseil d'administration bi du am ca kër ga loolee moo am démb ca SAR ba mu jur fitna ju fa jolli Diallo Aïda saf na sàpp ci yéene kay ñu xëyandool Les Échos wax ñu ne la mu defoon daaw moom soxna Aïda Diallo mu di woote woonu màggal lange ji ko ca ngaabu nee nañu ren duñu ko ca bàyyi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides moo joxe ndigal li nee nañu du ab tànt du baas mbaa ay cant yu ñu koy may ca ngaabu ndax dañoo gis ne moom soxna Aïda Diallo dafa xëtt ndigalal xalifa bi Les Échos bind ne ci màggalug ren gi quarantaine nañu soxna Aïda Diallo ca këram L'Observateur ne ko dañu ko confiné ca ngaabu Source A nañu Aïda Diallo akuk tagalam di wooteetig màggal ca ngaabu moom faat na journal Le Témoin dolli ñu ci ne moom soxna Aïda Diallo moo ki nagam yépp nee nañu leen fu ñu xam nañu jëm Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis.
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu dikk nag ci wàllu gis-gis muy lu aju ci décret bi nga xam ni président de la république signé na ko mi ngi ko signé fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar gi ñu génn mu aju nag ci ni ñuy joxe suuf ci biir réew mi gën cee cërale ñi nga xam ne ñooy sous-préfet yi préfet yi ak gouverneur yi ci noonu dinañ ci ànd ak Oumar Mamadou Baldé moom mooy gouverneur bu région bu Tambacounda dinañ ci ànd ak Adama Diouf moom expert la ci développement territorial gouvernance politique ak formation njëkk ñu nuyu gouverneur Oumar Mamadou Baldé mu mel ni moom jàppandeewugul kon Adama Diouf moom moo jàppandi ñu nuyu ko expert la ci wàllu développement territorial monsieur Diouf Adama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngaye Ndiaye incha allah. jërëjëf dañu koy tàmbalee ak décret bi nga xam ni président def na ko muy décret numéro 2020-1773 te mu signé ko te mu am tam doxalin ak matuwaay yoo xam ne jël na ko mu aju ci nga xam ne noonu la ñuy doxalee suuf si ci biir réew mi ban gis-gis nga am ci wàll boobu njëkk. waaw merci Ngaye Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu suma auditeur boobu gouverneur Baldé. man may président UAL union des associations d'élus locaux. d'accord loolu c'est important. décret bi li tax mu changé ko ñaari fan benn. en 1972 décret 72-1288. moo doon jox cër bu ñu dee conseil rural des délibération. délibération bu dama dem ba préfet war ko approuver pour ñu mën ko exécuter. te en 1972 boo fàttali ko ci lañ créé ay communauté rurale président conseil rural di jiite conseil bi def ay délibération passé jaarale ko ci commission domaine national mais jamonoy dox ba conseil rural amatul comme conseil rural amatul ndax communauté rurale amatul laaj ni ñu changer concept bi donc le décret 2020-1773 bu 16 septembre 2020 dafa changer léegi conseil rural conseil municipal moo def ay délibération pour suuf si soit ay ñu affecté ko wala ñu désaffecté ko premier changement deuxième changement en 72 ba damay dox ba les années 80 préfet seul moo doon jox moo doon approuvé fi mu nekk nii dañoo segmenté borom doole ji am pour approuver délibération conseil municipal. d'accord kon su ma comprendre muy sous préfet ak gouverneur yëpp amuñ ci woon boo. déedéet. amutoon sous préfet amutoon. gouverneur daaw ko am préfet rek te préfet sax toog nañ bi ñeenti at boo seetloo en 72. communauté rurale ek dañ ko doon expérimenté par la région de Thiès tàmbale woon. rek au Sénégal après Thiès ñu dem Kaolack dem Ziguinchor ba en les années 80-82 la egg si Dakar at bu tous les 2 ans. communauté rurale dañ doon loolu yaatal ci réew mi donc booba préfet rek moo amoon droit approuvé approbation boo ko seet dem na sax les années 79-80 ci la tàmbale sinon bu conseil rural délibéré woon rek mën nañ doxal lañ décision ba ñuy jël. d'accord maintenant en 2020 bi d'abord coow yu suuf dafa bari maa moom lii moomama lii muy la problématique de la propriété foncière. kam moo am coow li yemul rek ci maa moom lii moo lii coow li kay mi ngi ci sax ci ni ñu koy joxee. ak ni ñu koy jox coow li aussi. nga foofu wala xam nga ni ñu koy joxee la tax mooy. mais booy joxe da nga joxe loo moom. moo tax coow li moo tax maa moom lii or boo seetee article 2 bu décret domaine national 1964 def ne. seul l'État est détenteur de la terre. bu ko détenir c'est pour mu jox ko communauté yi ñu mun ko valoriser. communauté au sens large nag. muy population yi. di ci béy seen suuf di béy ceeb di jëw gerte mais ak investisseur bi aussi. mettre en valeur. dëgg la parce que droit d'usage c'est vrai fi lañ ko fekk. ndax man on ne doit pas déposséder le paysan. mais le droit d'usage est révocable en cas de non-usage. loolu leeral ko ci wolof mooy bu fekkee jëfandikoo wuloo suuf si. dañ ko war a jël ci yow jox ko ku ko jëfandikoo. jox ko ñeneen. voilà. parce que yow comme mënoo koo jëfandikoo yow. mënoo koo jaay. mënoo koo tayle mooy loo ko able déedéet bu ngay able loo moomu loo ko. dëgg la. donc loolu mooy lu bees donc fi mu nekk nii. segmentation bi mooy tant que mutul 10 hectares.
sous-préfet am na doole. tout à fait délibéré. bu ko ëppee mu dem ci préfet. bu demee ba ay 50 hectares bu mu ko matul préfet délibéré. bu demee plus de 50 gouverneur mais même là gouverneur bu délibéré dañ ci yokk. secrétariat général bu gouvernement. foog mu dem te gis nga foofu daa bokk si commission juridique. commission juridique mooy xool affaire bi. def l'itinéraire administratif bi. mais est-ce que jàpp nga ni loolu doy na est-ce que ci approbation bi est-ce que ci délibération bi tam foofa waruñu fa woon def ay garde-fou. non xam nga mon frère. waaw délibération bi balaa nga koo def. le conseil municipal le maire en particulier mais day jox dossier bi service technique yi. service technique mel ni cadastre est-ce que suuf si am na immatriculation par le domaine. est-ce que suuf si fu mu yem ndax jéggewoo doomu këru jàmbur. l'urbanisme dafa am un plan directeur ndax fi nga def pour tool la wala pour kër wala pour usine. donc loolu. mais tey dafa bëri ay problèmes yoo xam ni même bu dul ci agro business wala ci leneen mooy ci dëkkuwaay rek ci délibération dafa bëri ay problèmes. mais xam nga loolu li ko waral mon frère. c'est dëgg si on se dit la vérité. waaw il y a un problème de gouvernance objective et efficiente. mooy ñi war a te suuf si matukaay bi xaw naa manqué. la kaa waral nag peut-être j'imagine que personnel qualifié bi war a am ci commune yi ak ci ñun ñii suñu conseil départemental dafa xaw a manqué. moo tax man toujours dama naan sama gars ñi nous avons 2 conseils techniques privilégiés mooy le préfet et le receveur du domaine. voilà kat nañ leen di laaj. lu ñuy def commission domaine na fa dem jox ko dossier bi ñu étudier ko ñu wax jox leen délai nag bañ ko patamee bu ñu paree jox ñu def suñu délibération moo tax coow la ngay dégg yëpp affaire foncier bi mais mënuñoo taqal ak maire yi déedéet ndax bu maire bi délibéré am na ku ko approuvé balaa mooy exécutoire. donc loolu c'est une responsabilité partagée. d'accord chef de l'État nag bu jëlee décret bi te ma koy rafetlu. mooy nañu def attention parce que coow li bari na. te coow lu warta bari ndax dañ ko war teg ci yoon. mu segmenté ko cibler les responsabilités. bu dee sous-préfet ñu ne attention ñu téye sa loxo bu dee gouverneur ñu téye sa loxo loolu fàggandi ko la rek. ndax jamono bi dafay dox. te fi mu ne nii suuf si j'ai toujours dit que suuf alal la c'est un patrimoine. c'est une richesse. richesse la bu ñëpp bokkee nga bëgg caa jëfandikoo wala nga bëgg ko jëriñu. dañ ko war a jaare ci yoon. loolu c'est important. moo waral décret bii nga xam ne chef de l'État jël na ko pour modifier article benn article la ci modifier mooy article 2 bu décret 72/238. bi xam ne affaire approbation ak désapprobation wala affectation désaffectation. sur les terrains de culture ou de défrichement c'est important à signaler. mon frère man li may digtal ñun ñii daf ko tëgg sama bopp. nañ gëstu bu baax. li naan la propriété foncière. kan moo am suuf ak kan moo ko am ak est-ce que am na sax. est-ce que am na ko am suuf est-ce que am na sax ko am suuf bu passé état ci domaine national. voilà est-ce que am na wala amul. waaw mais la problématique de la question parce que suñ man séeréer la. suñu maay boo demee Jaxaw wala nga dem Kaffrine di naan maaru bi maam moom bi d'accord naa. parce que le domaine national loi bu bees bi sax dafa protéger. le droit d'usage le droit d'exploitation dañ ko protéger. pour le paysan xam dafa bëri def tool. dañ ko protéger pour l'investisseur. te loolu am na solo Sénégal comme ñun mënuñoo amuñ jumtukaay yi mat pour mbéy mi dox. nañ xejal investisseur bi privé national bi d'abord. ku ñëw bitim réew boo ñëwee indi say këyit mu leer. pour le service public. dans l'intérêt général. ñu jox la suuf nga liggéey. te chef de l'État wax na ko. waaw mais ñaare nag suuf soosu du yem ci liggéey dañ ciy rax benn titre foncier boo xam ne la koy jox loolu aussi dafay xaw a doy waar. ndax xam nga lan mooy titre foncier. waaw mooy propriété pleine et entière loolu mooy titre foncier. waaw. dañu war a def différence bi ak location luy la naan bàyyi. te bàyyi dafa am condition. mais loolu yow amul problème sëñ bi xam nga titre foncier ba leen la ko jaar doomu fa war a jaar. itinéraire boobu fi fu mu jaar fii ba muy ñëw nga am sa titre foncier nañ inspecté nañ audité le circuit. nañ audité ka ko délibéré. ka ko délibéré service technique approuvé nañ ko. loolu yomb naa xam. man yaakaar naa ne chef de l'État daf ñu bëri daf ñu disons daf ñu dellu si xel. ci yoon bi ñu war a jaar ci suuf si. nga xam ne un problème de fond la. ndax buñ ko régul histoire mën na ci am boo seetloo guerre yi am en Afrique yëpp. ak dans beaucoup de pays. ci suuf la jóge. dëgg la. à côté de nous suñu région sud baa ngi nii. affaire suuf moo tax mu affaire saytaan yi juddoo foofu. donc dañ def attention ci loolu. ndax sama suufu maam dëgg la
baax na lool mais sa suuf moom dañ la ko bàyyee bu fekkee yaa ngi koy liggéey. danañ la ko bàyyee bu fekkee yaa ngi koy utiliser. dinañ la ko bàyyi bu fekkee yaa ngi koy exploiter. mais boo ko mënut exploiter nag. ñu jox mënoo ko tayle mënoo ko jaay mënoo ko am. merci beaucoup Adama Diouf ma gërëm la bu baax di wax ni jéem nañu jokkoo ak Oumar Mamadou Baldé waaye jotuñu ko kon mbokk yi fii la ñuy tàggoo ak yéen di jaajëfal bu baax Adama Diouf di expert ci wàllu développement territorial gouvernance politique ak formation jiite UAL ñi ngi koy gërëm bu baax kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy nekkoon ci digital bi Mohamed Ali mu baax moo réalisé xibaar yi Pam nga Ndiaye fare woon ci waxukaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lu leen jox daje incha allah ci beneen jotaayu xibaar bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.